ci marché yi ci kër yi ak ci bureau yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Aïcha mi ngi noonu Binta Ba moom dañuy koy dalal ci économie sans plus tarder tantôt moom waxoon nañ ko samedi junjoon nga ñu ni di nga dikk dans la semaine ak ñun ci les causes sur l'économie de l'inondation démb Fama Ba moom tamit daal di noon junj ni que inondation bi mënd mi tax na ñu bëri delluwaat au chômage. On va découvrir ces informations économiques de cette actualité vis-à-vis de l'inondation ici au Sénégal tout de suite en compagnie de Binta Ba. Just a list today at www.mikeys.com. Intitulé inondation conséquences sur certaines activités yan activité précise. mu ngi noonu Asma li nga xamante ne nag moo di inondation bi à chaque fois rek buñ ko dundee dafay am ay jeexital tubaab naan ko dégâts collatéraux dafay transversal fu ci nekk dafay laal boo demee ci embouteillage nga dem ci yenn activités yi nga xamante ne Asma surtout nag activité informelle yi ñi nga xamante ne tey jii dañuy jël seen ay table lal ko di jaay bu fekkee ni foofu dafa inondé justement duñ fa mën a jaay bu fekkee menuiserie nga yor tey jii bois ba yëpp tooy da ngay perte lu bëree bëri donc jàngat li Ndeye Khady Diouf moo ñu ko defal nañ dem xool taw bi yan répercussion la am ànd ci ak Mame Sidi Diop ak Bakary dem jëli élément bi desiwaat léegi-léegi. taw yu métti yi faral di wàcc bay jur mbënd ci yenn ci ay gox ak goxaan day am njeexital bu baax ci wàllu koom gi ndax bëri na ñoo xamante ne ni ay liggéeykat lañu ñu ami jafe-jafe lool ngir mën a jotee ci bërëb ya ñuy liggéeyee wala sax ñeneen ñi nga xamante ne dañuy def diir bu yàgg ngir mën a jotee ca yooyu le bërëb ndax nemmeeku nañ ne saa bu tawee yoon yu bëri dafay dal di dog te it loolee dafay jur kon embouteillage oto yi dara du dem dara du dikk léppay tagatembe lool nag ñu ëpp ñu muy jural gàllankoor moo di ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllub njënd ak njaay rawatina ñi yëngu ci wàllub secteur informel bi muy jafe-jafe goo xamante ne it dafay ñëw dolleeku ci koom gi nga xamante ne jamono ji dafa daal di nërmeelu bekkoor ca Canada ak it taw yu metti yu maman nga ne bari na torop de doonoon na mën a doon xéewal ci ñun ñëpp ñu yëg ci suñu bopp naatal réew mi mais jamono ji par l'incapacité et l'incompétence professeur de nos dirigeants on va le dire ainsi qui portent recours au plan Orsec à chaque fois peut-être pour se faire de l'argent certains Sénégalais s'en posent la question le peuple lui continue de souffrir Binta Ba. voilà Asma dëgg la ndax nag bu fekkee ne da nga yeewu ci kër bu inondé Asma doo xalaata liggéey tey jii fa nga tegoon sa chemise gisatoo ko sa pantalon naka noonu mënoo xëy bàyyi sa famille yëpp nekk ci ndox ñuy rawale ay bagages ngay uti yow noo xëyee gis nga itam répercussion yi muy am ci wàllum transport bi ñu ci bëri nga xamante ne tey jii seen oto yi dañuy taf yëngal wala dañuy lagg-laggal duñ ko ñemee teg ci tali bi dem loolu itam day jural ay jafe-jafe ñi nga xamante ne ñoo di population bi gis nga nag Asma ay problème yu bari la yoo xamante ne ku ko wax sax maanaam da nga doon waxkat mais nag bu ñu xamee relation de cause à effet lii nii bu amee lii lay jur donc dañ ci war a taxaw saafara ko ngir rek bu ko defee activité économique yi bañ a lompoñ déjà ni mu lompoñee Asma xam naa dinañ ci ànd ak ko xam-xamam màcc jëm ci wàll bi ci yan perte lay occasionné parce que am na itam ay retard au niveau du travail ñu ci bëri bu ñu waroon xëy 8 heures xëy na 10 heures la ñuy yegg si te heure yooyu nga xamante ne dañ koy ñàkk aussi juralul économie bi jàmm Asma. Binta Asma dafa laal point bu am solo menuisier yi Kër Massar loolu maa koy seede da ngay gis menuisier yi nga xamante ne instant bi seen matériel yi nga xamante ne waroon nañ ko livrer ñu bëri dañoo yàqule am na ci magasin yoo xamante ne soriwul torop sama koñ Kër Massar ñooñu ay bant la ñuy jaay mais bu ndox bi bëree nii da ngay gis ndox bi dafay ñëw ba dafay yàq bant yi nekk foofu yëpp te loolu stock la woon donc mu indi ay pertes yu bëree bëri borom boutique yi ak magasin yi surtout secteur informel bi ñooñu ñoo ci gën a souffrir surtout boo duggee biir banlieue. et pourtant tantôt professeur wax nañ fii ñu ne début de l'année loolu la ñu waxoon de le secteur informel il va falloir formaliser les jeunes leur donner une orientation bu ko defee li ñuy yëngu mu ñu mën ci fay impôt di am retraite ëllëg tey jii ñu gis ne ni on parle pour parler en quelque sorte Binta Ba jëluñu matuwaay yi war pour gunge xale yooyu le à un moment donné le Sénégalais il est irrité c'est très normal bu ñu wàcc ci koñ yi gars yi di leen delloo li ñuy yëg ci li ñu leen di def parce que lii dafa métti nga xool famille boo xamante ni bu fekkee ni da doon taaba pour taaj añ taaba pour taaj reer tey nga ñëw teg ko beneen coono boo xamante ni yow mënoon nga ko gérer ba tax ni du réeroo ak boppam ndax ku nekk sa biir nekk xamatoo fa sa yëre nekk mar day am si réeroo nga ak sa bopp et à un moment donné peut-être qu'il faudrait que le peuple aille les prendre dans leur résidence là yóbbu leen ñu dëkk ci banlieue bi ak ñoom bu ko defee xëy na naam ñu xam lu ñuy dund.
voilà Asma dëgg pire nga wax ndaxte nag déjà jigéen ñi nga xamante ne seen lal yi duñu des rek ci inondation bi da ngay xool jigéen ñi ni ñuy kërtee bokk ay natt liggéey bay bëgg a dee tey jii taw bi ñëw sa lal nga perte ko comme ça donc nekk na loo xamante ne lu metti la li ci gën a déplorable nag mooy xaalis bi nga xamante ne dañuy tudd à chaque année dañ ko si injecté te nit ñi gisuñu dara Asma problème inondation nekkul problème boo xamante ne xëy na mën nañ ko régler sax ci court terme mais booy joxe ngay joxe ay date yoo xamante ne nii ay date yu wóor la par exemple nga ne Kër Massar dinañ ko régler ci 2 ans dootul am buñ paree jàllati feneen ak feneen mais tey jii boo ne ndox dootu fi am lu ne faa nga kenn du ko jeex li taw bariwul mu ñëw ndox mi fees mu jural askan bi loo xamante ne nii lu doy waar la te en plus chaque année nag dafay gën a empirer donc xam nañ lan mooy problème bi vraiment nañu fexe nuñ ko régler Asma. Inch'Allah rabbi ñu àddu ci cette actualité économique de ces pays choisis justement pour xool ñoom fan lañ toll ci seen gestion koppar ndax tane nañu am déet ak lan la ñu war a mën a copier ci ñoom yan dëkk yi la. Asma mi ngi noonu xam nga ñun dañoo baaxoo yuurndu yenn saa yi dañuy dem di yuurndu ñeneen di xool ñoom itamit lan la ñuy def tey itam jëlati nañu roppalaan dem ci yenn dëkk yi xaw leen a espionné tuuti maam Sidi bu baaxee ñu dem desiwaat léegi-léegi. bekkoor ca Canada ak it taw yu metti yu wàcc ca Europe mi ngi gàllankoor récolte yi nga xamante ne day yëngu ci wàllu blé tax nag ba ci marché bi njëg yi dafa daal di yokku producteurs yi nga xamante ne ñooy yëngu ci pâte alimentaire ñu ngi njortu sax ami jafe-jafe ngir jotee ca yooyu les produits. leneen ci xibaar di Afrique sowu jant bokk ci pàccu dendu Afrique bi nga xamante ne ni moom moo ëpp or ndax or bari na lu muy dugal koppar ca keesu état yu mel ni Mali Burkina Faso Niger ak it Ghana ba tax na lu toll ci junni doomu aadama dañu cay gis seen bopp naam sax lu bari ci liggéeyub orpaillage jaarul ci yoon ca beneen wàllu wax noonee ñuy wutee or bi jur na ay gàllankoor ba tax na nag CEDEAO namm cee jël ay matuwaay taxawal ay réglementation yoo xamante ne ni dina ko fësal ci bànqaas yi nga xamante ne ñoo seq CEDEAO. mi ngi noonu Asma ñoo ko gisandoo gis nga comme niñ koy waxee or la jéegi bëgg buñ ko waxee moom lañ bëgg buñ ko waxul xarit de buñ ko waxulee moom lañ bëgg Asma justement ba tax na nag ñëpp dañuy riir jëm ci li nga xamante ne moom moo di or CEDEAO nag nee na jot na ñu xool naka lañ koy harmoniser ci 15 pays yi bëgg nañ nag ñëpp signé ba nga xamante ne ñi ciy yëngu parce que nag Asma ñiy gàmmu ak ñiy di ras dem bokkuñu am na ñoo xamante ne dañuy rax ci yëf yi di ci boole loo xamante ne naka sudul noonu la te dëkk yu mel ni Mali ak Burkina Faso Niger ak Ghana lu ëpp nag ci seen wàllum koom-koom ci or boobule lañ koy jëlee buñ fa jógee nag Asma dañuy dem fële ca tugal Canada moom dafa mel ni dafa am bekkoor bu jéggi dayoo bu fa am waaye itam Europe dañoo gis ni jamono ji taw yi dafa bëree bëri ba tax na nag blé ñu ngi ruumandaat ni dina manqué am du manqué ba tax na yenn pat yi xëy na dina yokku ci fan yi ñu jëm tonne ba nag jàll na ci $335 dem ci $430 Asma bu mooy wul rek waa tugal dinañu xaw a gëj a lekk spaghetti wala mu cher trop. ñoom bu ñu gëjee lekk pat ñun kon nu ñu def. moo tax ma ne pasta. mbubbee nekk sekkee ni nga ciy xalaat. voilà. Aïcha en tout cas mais nekk na denrée boo xamante ni da doon dimbali néew di doole yi nekk Europe. ndax ñu bëri da nga daan gis ni bu ñu jëndee seen pasta teg rek mën nañ koo def ak beurre neex naa togg neex naa lekk ak tomate rapidement nga lekk ba suur te dina la jox kàttan ndax bëri na ferñeent donc nañ bàyyi xel c'est vrai que ça peut-être ne pas nous toucher directement mais tous nos malheurs ne les touchent pas forcément non plus donc à un moment donné suñu baax na ñu yërnu leen xam bu ko defee ñun bu ñu fi desee ay pâtes importées ñu demaat jaayaat leen ko peut-être c'est ça le génie qu'on peut se voir dedans professeur loolu lañ ci mën a exporter waat xam nga dafa am yoo xamante ne xëy na dañ ko stocké fii mu tëw a jar am nañ ci pasta bi ñun pasta bi fii lañ koy defaree non dañ koy defar voilà bu boobaa ñu yóbbu leen ko importer leen ko bu ko defee ñoom ñu bañ ko manqué leen loolu yëpp xeet solution la comme ça ñun ñu dund suqali suñu wàllu koom-koom ci seen ñàkkum kii denrée du noonu la ñuy def ak ñun bu yëboon nañ def noonu ak ñoom Aïcha mi ngi noonu en tout cas merci beaucoup Bitaba merci bien Asma ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous on se donne rendez-vous jeudi moom dañuy ñëw y a pas amul férié amul dara jeudi férié moom amul
dafa bëgg jeudi bu dem def ko férié. jeudi passé férié la woon. kon ba jeudi incha allah. Il y a trop de fêtes déjà au Sénégal. Ah bah justement, et en ce moment je pense que même boo amee fête sax tu ne finis plus par ne rien faire mais tu fais tout. Ouais. Férié moom léegi